mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. colonel Abdourahim Kébé Mbadou l'armée gi dafa am ak mer jëme ci moom lu ci mën di am moom mi jiite woon jamono DIRPA yore wàllu jokkoo ci armée bu Sénégal nekk ci jamono yi contrôle judiciaire ginnaaw ab poste mu defoon ci internet gi ca fare ak parti réew mi ci sunuy gëstu RFM jàpp na ni taxawaay googee mu am ci wàllu politique yoon bu armée bi di loi 2008 daf ko tere maanaam la mu bëgg ci ñoom officier yu l'armée bu Sénégal ginnaaw à la traite gi ñu daal di boole ci mbiri mandu teeku taaxirlu ba keroog ñu am juróom-benn fukk ak juróom ci at laata ñu dugg ci lu ni mel di wàllum pété wàllug xibaar bokk na ca ñaareelu mandat bu président Sall ak mbiram bilan dañ koy faral di tudd CMI couverture maladie universelle jéego la naam ci wàllum kër docteur bari nay rëq-rëq ci weneen wàll ci mbiram koppar rawatina moo tax ñii di acteurs yi ne bu nu sañoon ci kaw ñaareelu mandat njiitu réew mi ñu indi ay jubbanti ñeel rëq-rëq yi ci wàllu koppar jëm ci CMI mbokki chrétien yi da di sumb tey ji seen ko koor muy carême gi ci wàllu reportage daanu xool ak ñoom ñooñe ndax dinañu doxalee li nga xamante ni mooy lépp lu toftalu ci weer wu sell wi nu dugg ñoom bis ni tey ci wàllu kon ndigle ak tere bitim réew soxna Anna maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar Hadj Assane. di la ñaanal kare mu jàmm. jërëjëf bisimilah. crise humanitaire mu ngi yoot Burkina ak yeneen i diwaan yu bokk ci Sahel bi ay téeméeri nit yoo xamante ne boo moytul xiif dina leen sonal ci weer yi ñu dëgmal loolee waral ONU di woote ñu jàppale ko mu taxawal benn plan de secours ni mu gën a gaawee ca Guinée Bissau ñu ngi waajal élection législative yi waaye ñeenti fan laata bis bi caw am na ci liste électorale yi commission nationale électorale ba dafa maye yenn ci ay électeurs ñu mën a voté te seen tour newul ci fichier électoral bi parti du renouveau social ñu wax ko PRS di ñaaw njortu ne tentative de fraude am na fa caw am na itam ca Banjul gannaaw bi réewu Allemagne génnee réewam lu ëpp ñaar fukk ci ay ndaw ndax ñàkk ay këyit. jërëjëf Anna Rocha ba ci kanam ci yaatal gi sport gi Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alaaji Assane wàllu football danañ ko daal di waxtaanee ak lii di 8e de finale coupe de la ligue niki tey jii la ñu ko fas yéene kon bokk yeggali waaye jàppale ni jongante yi am yëpp ay club Ligue 1 lay daal di dajale leneen yi nga xamante ne fas yéene nañ ko waxtaanee yi tamit ci xibaaru tàggat yaram yi moo di lii di tirage au sort coupe du Sénégal lii di 16e ak 8e de finale yi daal nañ ko amal niki tey jii danañ si ànd ak ki nga xamante ne moo di Sode Thiam wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci Ligue européenne des clubs champions tey jii ci ngoon ñaari jongante benn bi nag moo di diggante Paris Saint-Germain ak Manchester United di ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futur Média ñaareel ba diggante FC Porto ak AS Roma. jërëjëf Cheikh Tidiane yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey di waxtaane li nga xamante ni mooy wërsëguk ndam wooteeb président Macky Sall ngir jàmm ak penco ci mim réew ci njeextalu xibaar yi lay doon ci technique bi sëñ Aliou ñu koy jégalu xam moom production bi la gën a fare Aliou maa ngi lay ziar di la gërëm ci taxawaay gi ci technique bi ci teewaayu régisseur d'antenne Oumar Diaw ñu tàmbali xibaar yi ak wutis mooy génnuk àddina soxna Maïmouna Kane nekkoon di jamono ministre jigéen ñi njëkk doon ministre ci gouvernement bu Sénégal ginnaaw bi mu wujjee sunu borom nag moom soxna Maïmouna Kane benn fan ci weeru mars bi ci Paris ci juróom-ñett fukkeelu atam ak benn tey ji la ñu xëy doon def levée du corps bi ci hôpital ci Ndakaaru ci teewaayu personnalité di kilifa yu bari ci réew mi bokkoon na ci ñoom premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ci kanam tuuti Souadou Ndiaye mi nu fa teewaloon bu noppee dañ ci ànd ak yéen ci levée du corps bi ñeel ko moom soxna si di Maïmouna Kane wax nañ ko ci ndorteelu xibaar yi carême bi di kooru ko chrétien gi tàmbali tey jii ci kaw mercredi décembre muy occasion ngir évêque yu Sénégal ñu yëkkati kàddu jëmee ci li nga xamante ni mooy taalibe yëpp ci fàttali leen rek wareef ak taxawaay ak engagement ngir jàmm ak salaam ci réew mi waaye it fexe ba lépp luy tere ak digle ñu daal di wàccoo ak moom ci wàllu woowu ñu ànd ak secrétaire général conférence épiscopale abbé Augustin Thiaw ak Georges Déthié Diop. su fekkee ne ngëm gi sell na dëgër na dafa war a feeñ itam ci jikko yu rafet ci jëfin gu mën a jëmale nit ci kanam te ci kaw loolu sunu monseigneur yi dañuy sukkandiku ci li téere yu sell yi bind ak li nga xam ne ay bataxel la ay njàngat la te ñu jógee ci sunu kilifa yu mag yi ci biir jàngu bi te ci kaw loolu ñu ne waxtu wi jot na ñu war a weesu toog rek di wax waaye dañu war a jëf
dégg suñu borom Yeesu ki sànne woon na yemul rek ñuy wax ne borom bi ndax ñu mën a dugg ci réewum aljana dañu war a jëf te mëttali li nga xam ne moom la yàlla bëgg looloo tax suñu monseigneur yi ne wax ji bëri na li des nag il faut nit ñi sóobu ci liggéey bi te ci kaw loolu sóobu bi ci liy jëmale jàmm ak liy aar alalu askan wi ci la sóobu itam ngir xeex lépp li nga xam ne dafay fagagal doomu aadama di ko delloo ginnaaw sóobu itam ci liy jëmale réew mi ci kanam te ñu sukkandikoo ci ay jëf yoo xam ne dafay wone ne ñun de bëgg nañu réew mi jëm ci kanam ku nekk ci ñun ca fa nga féete ni ki liggéey nga góorgóorlu te joxe lépp li nga xam ne mooy sa kattan te njeexte bi mooy sóobu ngir aar li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy mbindaafun bi muy li nga xam ne moom la yàlla moo ko sàkk te mu war a doon njëriñu nit te nasaraan bi tuddee ko environnement ci gàttal donc monseigneur yi nee na tool bi yaatu na toolu sóobu bi yaatu na nit ku ne am nga ci wàll voilà donc occasion la ngir ku nekk ci ñun mën a jëf joo xam ne dafay surgawu jàngu bi surgawu askan wi. Abbé Augustin Thiaw ci wàllu woowu ñu xool ak mbokki chrétien yi ci wàllu li nga xamante ni mooy pàttali rek lu jëm ci wàccoo gi ñeel tere yi digle yi naka noonu lépp loo xamante ni mooy kon wàllug taxawaay di solidarité jëmee ci jàmm bi ci reportage Koumba Ba. mandement de carême am na ñu bëri ñu xamul lu muy tekki Anne-Marie kenn la ci ñoom. mandement de carême bu ren xam nga ko. léegi xaw ma foofu la. teewul mu ñuy xamal naka lay dundee lii di kooram li ñuy dippee effort de carême. xanaa ma bàyyi fooy nekk ci woor bi ba mu jeex ma nekk fii di woor ba koor gi jeex. connexion bi moom laa décidé bàyyi duma ko defati. waaw mooy sa effort de carême. waaw. mandement de carême nag nekk na ab guide di yoon boo xam ni aji gëm ji di yoon boo xam ni aji gëm gi bu ci jaaree dina tax bu mu mën a xam nu muy doxalee lii di kooram. abbé Alexandre Sène di vicaire ca cathédrale bu Ndakaaru di dikkaat ci digle yu ren yi. ren mu ngi ñuy woo ndax ñu mën a fédale suñu diggante ak mbindaafun suñu diggante tamit ak suñu morom les chrétiens de Rome nañu gën a farlu doon ay doomu yàlla te dundee ni ay doomu yàlla loolu la ñuy xaar ci ñun suñu njiit yi monseigneur yi nañu méngale suñu ngëm ci Krista ak suñu jëfin. waaye nag ñi nga xam ne ñooy aji ngëm yi kenn forcé wu leen dara ndax bu ñu sukkandikoo ci kàdduy abbé Alexandre Sène lépp dafa war a jugee ko ci ñoom ak seen volonté. mandement de carême ak effort de carême jëmantale rek la duñu dal di naj nit ñi wala di leen di xoxotal pour ne leen toppaleen li toppaleen la dañoo ne carême ku koy dund da nga koy tibbee ci sa xol warul doon liñ la forcé def ko ngir sa diggante ak yàlla bu ko def ngir wonewu ci nit ñi. lu toll ci ñeent fukki fan ñi nga xam ne ñoom ñooy chrétien yi ñu di leen woo ci abstinence waaye it soppali ni nga xam ne noonu la ñuy dundee carême bi nag fas yéene jeex ci guddi gi ñuy màggal feetu Pâques. jërëjëf Koumba ñu leen di ñaanal carême mu jàmm nag noonu chrétien yu groupe Futurs Médias RFM benn waxtu tegal juróom-ñetti minutes. RFM rajo askan wi. mbiram colonel Abdourahim Kébé bu parti Rewmi ca ñu woolu ko woon fan yi ci kanamu yoon ginnaaw am mbind ci internet gi ñu jàppee mbiram wooteeg fippu ba ginnaaw suñu bokk def contrôle judiciaire lu ñu commenté la di jàngat jamono ci l'armée bu Sénégal dafa mel ni la na koy sikke mooy jalgati ñeel loi bi di loi 2008 bi tere ab officier de l'armée bu à la traité mu bañ caa booleeg taaxirloog mandute ba fileeg juróom-benn fukk ak juróom ci at laata muy def yëngu ñu mel yu politique Alaaji Njóogu Jeen. loi 2008-28 bu 28 juillet 2008 di tere bépp officier bu armée bu Sénégal muy yëngu ci wàllum politique fekk amul 65 ans di juróom-benn fukki at ak juróom li ko waral moo di ne mën nañ ko waat ba fekk muy am at yooyu loi bi xam ne officier bi am na mbir yu bëri yu ko tënk muy nag may ñu ko muy def politique donte sax am na sañ-sañu wote wante tam officier bi dafa war a am li di droit de réserve di maanaam mandute xam lu bëri noppi ko. ci loolu sax may ñu ko muy wax ci biir nit wala bokk ci média yi te amu ci ndigalu kilifa bu l'armée bi atu à la retraite nag mi ngi toll ci 59 ans pour ñi ñu woowee officier des armes di colonel yi lieutenant yi ak ñeneen waaye tam 60 ans pour ñii di officier de service yi intendant yi ak ñeneen bu ñu xoolee nag loi bi secrétaire national bi ñu dénk wàllu défense ak sécurité bu parti Rewmi colonel Abdourahim Kébé dafa jalgat yoon ndaxte yoon may ko mu def politique fekk yeggul ci juróom-benn fukki at ak juróom moom mi fi jiite woon DIRPA di bànqaas bi yor wàllum jokkoo gi ci l'armée bu Sénégal saa su ne war nañ ko mën a woowaat donte sax dem na à la retraite boobaak léegi am na ñaar jàpp ñetti at loi yi fi woon di 70 72 ñeel doxalinu
l'armée bu Sénégal. Alaaji Ndiogu Diène colonel Kébé daal dinañ ko bakkoon juróom-ñetti militant yu opposition bi naka noonu ginnaaw seenug jaar ci kanamu tribunal flagrant délit Ndakaaru démb bokk na ci ñoom militant yu coalition Idy 2019 ñu jàppoon ay bés bi nu génn ginnaaw manifester yi ñu doon amal ak ñaawlu résultat présidentiel yaak ni mu tëddee yooyu résultat nag yu mujj conseil constitutionnel siiwal naka démb kon joxaat ndam ki nga xamante ni rek mooy président Macky Sall ak lu ëpp téeméeri jël juróom-ñett fukki ak juróom-ñett ci wàllu déclaration nag ñeel ko moom président Sall démb bokk na ca tàllal loxo géopolitique bi Sénégal ba ci ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu ca palais ba ne ay njiitu Sénégal ku ci mel ni Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ci wàllu woowu nag kii di directeur exécutif bu ONG 3D nekkoon tey ganu RFM matin bu Ndiaye Cissé rafetlu na ko moom it gis ne nag am na lu mu laaj laata ndaje mu ni mel di préalable ñu teewlu ko. discours Macky Sall bi discours bu ñu rafetlu la quand même parce que on n'attendait pas moins de lui. parce que dañu génn ci période boo xamante ne amoon na njàqare mu defee ce discours là je crois que c'est un discours de réconciliation discours de dialogue et donc mënuñu lu rafetlu ko li ñu ma gën a jàpp ci discours bi ñett la benn bi mooy impression de dépassement bi ñu gis ci moom mu invité les candidats yi nga xam ne ñàkk nañ invité même ñi votewul pour moom beneen bi mooy li bees ci discours bi appel au dialogue boobu mu fait mu boole ci le président Wade te ñoom gis nañ ne relation ak président Wade am na ay jamono yu weesu relation yu ñagas la woon te président Wade Sénégal yëpp ñu ngi xaar ci moom képp ku fi président mu jariñoo xam-xamam jariñoo jaar-jaaram et donc bu ñu gisee ne am na ay effort de rapprochement defe naa dañ koy rafetlu maintenant. li ci des mooy am na ñu bëri nag ñu jàpp ni moom Ndiaye Cissé. li ci des mooy. waaw c'est pas la première fois mu def appel au dialogue. alors mais musul antu donc war nañu xool lu tax daanu antu te booy déglu opposition bi dañ jàpp ne dialogue yi muy oote da dul dialogue yu sincère et donc moo tax ñu jàpp ne appel au dialogue rek baax na mais doyul. Ndiaye Cissé nekkoon ganu RFM matin ak Babacar Fall ak Hadj Ndiogou Diène bilan bu premier mandat président Macky Sall lañ ca di faral di gën a daal di woo CMU di ko faral di teg ci balance bi muy couverture maladie universelle donte naam def na jéego ci wàllu kër docteur waaye ay limite di gàllankoor ak rëq-rëq am na ca rawatina ci fànni koppar waral acteurs yi ne bu nu sañoon ak jubbanti ci koppar rawatina ñeel CMU ci ñaareelu mandat président Macky Sall soxna Awa Mbaye couverture maladie universelle rawatina ci pàccam bi nga xamante ne faj mi dañu koy maye gaañ na bu baax bërëbu fajukaay yi ndax sooxeel na ni ñuy dundee te li ko jur mooy ñàkk fay bor yi ñu leen ameel kon ñu jàpp ne jafe-jafe yu CMU am yépp mbirum koppar la ki jiite syndicat national des travailleurs de la santé di SYNTRAS di Souleymane Diomane gis ne loolee bu ñu ci bëggee indi coppite ba mu gën a dox faaw couverture maladie universelle agence bi ko yore ci boppam ñu jox ko xaalis bu doy ngir mu mën a dogalal boppam ci lépp lu jëm ci wàllu woowu. il faut que agence bi am autonomie de gestion comme hôpitaux yi ni ñu amee seen caisse di ko gérer di fay seen facture à temps su ko defee bu ñu amee moyen bu ñu demee ba ñàkk moyen ñoom dinañ xam ne waxta egg nañ niveau boo xam ne amatuñu moyen pour mën a honorer yenn prestation de service yi. secrétaire général moom bu liggéeykat yi nekk ci santé ak secteur social Cheikh Seck moom gën a xóotal sax gis-gisam nee na ngir couverture maladie universelle mën a taxaw bu baax faaw ñu natt lépp loo xamante ne charge la ñu soppi ko mu doon koppar ba noppi ñu prévoir ko di ko wote ba benn rëq-rëq bañ a am ci bërëbu fajukaay yi. il faut que état bi moom ci boppam bu fekkee ni par exemple ñëw na ñu jëlal la ay malade pendant 3 mois au grand maximum ñetti weer au moins war na mën a rembourser xaalis boobu mais toog nañ gis nañ année yëpp da nga ciy gis hôpitaux wala poste de santé wala ay structures sanitaires ñu nekk ci ñaar ci weer ak lu topp te kenn remboursé wu leen donc loolu boo ko defee yow yaa ngi rey hôpitaux yi donc il faudra que état bu remboursé mais loolu dafay commencer ci li ñuy wax budget bi ñuy wote assemblée nationale ci ministère de la santé dama ni budget bi day yokk toujours mais budget bi est-ce que fu ñu koy jëmee foofu la war a jëmee état moo war a créer li ñuy wax subvention d'équilibre ñu xool hôpital bi yëpp par rapport ak sa mission parce que ñoom ñoo ni la fajal malade te malade mënuñu ko yëngu ñëw indi nga di ko dàq da nga koy faj donc loolu muy équilibre ñu mën ko def ñu mën a def benn subvention d'équilibre ñu ko di ko tegal hôpitaux yi mais aussi ñu trouver aussi d'autres sources de financement de la santé. ñu bëri nag ci askan wi am yaakaar bu rëy ci juróomi at yi ne mbirum wér-gi-yaram dinañ ko gën a toppatoo rawatina xoolaat couverture maladie universelle nu muy doxee ndax am na ay rëq-rëq.
jërëjëf soxna Awa ñu des ak wér-gu-yaram ak poste de santé bu Mermoz ci Ndakaaru amul ab médecin chef agent ya fa nag ñoom ñu bale nag seen bopp rek ñu gis ne daal sooxe gi day gën a métti saa su ne ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu yam ci reportage yu soxna Asi Gaye. C'est elle, la sage-femme, c'est elle qui fait communication ici. ñoo ngi ci poste de santé bu Mermoz fii nag personnel bi ñoo ngi dund lu tar structure sanitaire bi am ay jafe-jafe ngir mën a saafara ay tawatam. Daba Gueye kenn la ci sage-femme yi mu ñuy limal li leen manqué. amuñu médecin benn infirmier moo fi nekk moom mooy def consultation générale yi ci problème mu liggéey bi tamit amuñu ku ñuy defal ménage bi amuñu aussi gardien ci côté kii bi sécurité bi aussi ce n'est pas aussi. fondation moo ñu daan jàppale mais arrêté na ko léegi amuñu kenn ku ñuy jàppale. partenariat bi daal jeex na. naam sax yónnee nañu woon ab bataaxal mairie Mermoz Sacré-Cœur bi leen tontuwul ba tey infirmière yi liggéey foofu te amuñu sax ab pay juguñu si di xëy si bis bu nekk. personnel yi xanaa sage-femme d'état ñett ñooy étatique ñi ci des dañuy ñëw noonu jàppale ñu rek mais amuñu fi dara. maire bi moo ñu waroon jàppale mais malheureusement ba léegi amuñu ci benn kii correspondance bi envoyé nañ ko mais ba léegi amuñu ci tontu. nguur gi mu jàppale ñu recrutement personnel qualifié la ñu soxla. buñ ñu mënee jàppale aussi ci ku ñuy jàppale ngir set hôpital dafa war di set wutal ñu aussi ku ñuy assurer sécurité bi loolu la ñu soxla woon daal. ñu def ci 20 millions bi ñu koy tabax poste de santé bu Mermoz ba tey bokkagul ci structure sanitaire yu mucc ayib yi nekk fii ci Ndakaaru jafe-jafe yi mu nekk waral ko ba tax na ña fay liggéeyee naan xamuñu fu ñu jëm. Asi Gaye jërëjëf ñu ngi ko doon wax sànq ci ndorteelu xibaar yi génnuk àddina soxna Maimouna Kane nekkoon ministre ci gouvernement bu Sénégal soxna yi ci njëkk doon jëwriñ doon teroorukaay lool ci jigéen ñi waaye yàgg a taxawee ak yelleefu jigéen ñi Sénégal génn àddina benn fan ci weeru mars bi ci juróom-ñett fukki atam ak benn tey la woon levée du corps bi ci Ndakaaru ci teewaayu kilifa yu bari ci mel ni premier ministre bu Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne Souadou Ndiaye. tiis ak nakar mooy feeñ ci kanam yi ñëpp di ñaanal ki génn àdduna waajur ak xarit di tàggatoo ki fi nekkoon ministre di Maimouna Kane nekkoon jigéen bu am fulla bëgg lu muy def te am jaar-jaar ju am solo suñu sukkandikoo ci Abdoulaye Matar Diop doon grand serigne de Dakar. xam nga ku jànge plateau màgg nekk suñu biir ñëpp nag ràññee ko bëgg loolu di ko topp ba mu fa jógee nekk yi tamit magistrat yooyu jamono magistrat bu jigéen dafa jafe woon loolu bi nag moo tax xale plateau yi bi nga xam ne Abdou Diouf nommé na ko ministre wala secrétaire d'État plateau yëpp ñu ngay feeti ñu ngi tëgg ay asiko ñu ngay woy ndax du affaire parti politique yooyu jamono mais dañoo xam ne ku dëkk plateau nekk jigéen jëkk bokk ci gouvernement bi ndamu plateau ndax moom ci boppam dafa amoon taxawaay waa plateau. muy soxna su nekkoon royukaay tamit ki nga xamante ne moo di styliste bi di Juma Dieng Diakhaté ak Fatoumata Gueye Ndiaye jiite femme juriste yi fii ci Sénégal. Maimouna est une femme de qualité. Maimouna est une femme d'exemple. Maimouna était une battante. ñu ñëw nag di rendre hommage ci jigéen boo xam ne jigéen bu femme d'état nuñ koy wax jigéen boo xam ni généreuse. jigéen boo xam ni. professeur Amsatou Sow Sidibé di ñu xamal ni soxna si yàgg na xeex ngir li nga xamante ne moo di ak yelleef jigéen ñi fii ci Sénégal. Sénégal jigéen yëpp ñàkk nañu. dama gis ni mu ngi dem ci veillu journée 8 mars bis la boo xam dañ ko jagleel jigéen ci àddina bi yëpp. loolu li muy signifier ci man moo di ne dafa ni waaw taxaw leen yéen tey dem naa ñëw ngeen fi tase fi mais taxaw leen ba nga xam ni di ngeen xam saytu seet ñun ba ñu commencé di yëngatu ba tey lan lañ indil jigéen. Maimouna Kane génn àdduna benn fan ci weeru mars bi ñu nekk ca Paris jent nañu ko ca sëg jullit yu nekk ca Yoff. Souadou Ndiaye ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xare ko aljana ba tey ci xibaar yeeg réaction tontu bu soxal kii di Mamadou Lamine Mansali tukkee ca Thiès ndax ginnaaw démb ci antenne bu RFM yëkkati na kàddu xamle ak baam ci PDS naka noonu nit ngaañ ñi jëmee ci Abdoulaye Wade bi mu jàpp ne daanaka ak war daf ko doxale jëmee ci ñoom te jarul woon ñu koy topp rawatina candidat moom Madické Niang ndaw yu PDS Thiès yëglu nañ jaaree ci njiital UJTL Ndiaga Diaw ñu teewlu ko Cheikh Anta Diop. génn gi mu génn biir PDS man jàpp naa ni lu war a mën a nekk la loolu moo jaadu moo mën a nekk parce que Massaly wane na ni tekkiwul ñaari salaamaaleykum biir PDS ki nga xamante ni moo tax muy yuuxu it muy met Madické Niang que Massaly ci centre de vote am amu fa lu mat ñaar fukki voix ci bureau de vote am ñetti voix la fa am alors que moom moo waxoon ne 20 000 voix yi ñu amoon ci législative yi ay voix wam la mu wax également que ni met Madické Niang ci signature jox na ko 10 000 signatures
waa léegi ana 10 000 signatures yooyu ana 20 000 voix yooyu moo waxoon ne ay 20 000 voix am lañ loolu wane na ni tey man mi nga xamante ni man maay responsable exécutif départemental bu Thiès jox naa parti bi 1000 signatures waa léegi kooku xam na ni mënatul am responsabilité fii ci dëkk bi mënatul am responsabilité ci kaw mu ne nag kon naa génn mais comme que fa ma jëmit fa ma war a jëm ñoom ku ci ne xas naa la saaga naa la naa ko defar loolu moo tax mu génn di baalu ak Idrissa Seck ak Macky Sall ak ñoom seen alors que ñooñu muy baalu ak ba mu leen di saaga Madické Niang moo tax mu saaga leen comme que nag moom Madické Niang moo ko gënal Ablaye Wade ba tax mu taxaw wax li mu wax Ablaye Wade dafa am lu mu bëgg parce que benn bi ci njëkk mooy mi ngi piis Idrissa Seck pour que bu ñu ñëwee ci élection locale yi comme que xam na ni Idrissa am na doole biir Thiès mu ñëw toog ci wetam pour bëgg dara ci maire yi beneen bi aussi mooy Macky Sall mi nga xamante ni gagné na élection yi mu jéem a seet nu mu ko jegee. RFM bitim réew. ñu tàmbalee ko soxna Anna ak Burkina bàyyeegu la de moomum réew donte barki dee mu nga fa jógee Burkina ak Sahel nag ku moywul lii di ab crise ci wàllu nekkin ak dundinu askan daal di leen dab. bu ñu jëlee Burkina Faso rek Rajassan lu tolloog téeméeri junni nit yoo xamante ne dañoo daw lakku ci biir réew ma ndax fitna yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci diwaanu Sahel googule waaye itam ndax changement climatique loolee waral kon Nations Unies jàpp ne nit ñu bëri dañoo soxla ñu wàllu leen ni mu gën a gaawee ñu déglu ci ki nga xamante ne moom mooy Seynabou Niang bokk ci bureau de coordination des Nations Unies bi ñu dénk wàllu kon affaires humanitaires. En ce moment situation humanitaire bu Burkina Faso dafa commencé jéggi dayo looloo tax ñu def benn appel dañu laajte $100 millions donateurs yi comme ça ñu dimbali des centaines de milliers de personnes yi nga xamante ne ñoo daw violence yi ak attaques yi intercommunautaires yi nekk ci nord ak centre nord ak est u Burkina Faso ay milliers de personnes ñooy daw chaque jour pour seen sécurité ñuy dem feneen ci Burkina Faso donc ñooñu dañu soxla dimbal dañu soxla tamit lekk naan affaire yi nga xamante ne mooy tax ba ñu mun dund bu baax donc ñun ak acteurs humanitaires yi sur le terrain ak gouvernement Burkina Faso commencé nañ leen dimbali waaye dañu soxla xaalis pour gën leen dimbali li ñuy def nii ak gouvernement bi mooy def ay fourniture de lekk naan ndox hygiène assainissement tamit fu ñuy nekk fu ñuy tëdd ay tente ak tamit fu ñuy jëfandikoo pour togg loolu mooy aide d'urgence bi ci urgence bi nii li ñu leen war a dimbal mooy ñu mun continuer à vivre léegi nag sur le long terme il faut li ñuy def mooy waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy xeex ak ñi nga xamante ne ñooy attaqué essayer waxtaan ak ñoom comme ça situation bi résoudre quoi. mu newoon kon Seynabou Niang bu bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires ñoom sax dinañ amal bu ci kanamee tuuti ab table ronde ci situation humanitaire boobee ca Burkina Faso ak ca Sahel. ñu dem Guinée-Bissau ak werante polémique ci ñeenti fan yu des ci législative yi. dimanche le Bissau Guinéen yi war a dem voté ji war a tànn ay député yu bees waaye ñeenti fan laata élection boobule dogal bi tukkee ci commission nationale électorale bi moom moo fa jur coow ndaxte dafa may yenn ci citoyens yoo xamante ne nekkuñu woon ci fichier électoral bi ñu mën a voté ñaareeli parti bi gën a mag ci réew boobu di parti du renouveau social PRS mu ngi ñaawlu ne li ni mel dafa ñuroo ak tentative de fraude commission nationale électorale ba yëkkatiwaat ay kaddu ne du li ni mel du liste parallèle kon moom li mu def rek mooy yokk turu électeurs yi nga xamante ne leen fàtte woon ndax ay jafe-jafe ci wàllu technique te loolu sax nag loi électorale ba ca Guinée-Bissau daf leen ko may information bi ñu jëlee ko ca waa RFI. Gambie moom bégguñu ci ñenn ci seeni doomi réew di Gambien yu nu daal di dàqee ci Allemagne. moo ne de ñoom ñëpp ñu ngi woon ci situation irrégulière maanaam amuñu woon kayit foofee ca Allemagne gi mu newoon bu ñu sukkandikoo ci porte-parole bu gouvernement bu Gambie gannaaw nag ay critiques yoo xamante ne daal dinañ ko def ci réseaux sociaux Ibrahima Sankaré daal dina leeral ni gouvernement bu Gambie amul benn koppar boo xamante ne jot na ko ci kilifa yu Allemagne yi Alioune Badara Sonko leen ci àndal ci
leeral la. mu nekk réaction bi nga xamante ne askanu Gambie ñu bëri ñoo ngi ko doon xaar gannaaw ba ñu refoulé lu toll ci 20 ndaw fële ca diwaanu Allemagne gouvernement Gambie daal di génnee ab communiqué ci kaddu porte-parole bi nga xamante ne mooy Ibrahima Sankare di xamal ni gouvernement bu Gambie laalewul tey laalewul ëllëg ci dàq bi nga xamante ne moom lañ dàq 20 ndaw yi nga xamante ne ñoo nekkoon fële ca diwaanu Allemagne moom it muy dolli ni jamono ji ci information yi nga xamante ne mooy daw ci réseaux sociaux yi di xamal ni gouvernement bu Gambie dafa jot xaalis bu takkoo takku ngir ñi mën a refoulé yi leen ndaw muy xamal ni xibaar yooyu warul tey warul ëllëg mu daal di ci dolli ni sax foofu ca diwaanu Allemagne lu toll ci 200 Gambien ñoo ngi fay dund te amuñu benn jafe-jafe ndax dañoo am seen ay këyit te ñoo ngi bénéficié wu ci accord yi nga xamante ne gouvernement bu Gambie daf ko daal di signé ak gouvernement bu Allemagne moom Ibrahima Sankare di porte-parole gouvernement bu Gambie di ci dolli ni yii leen ndaw yi nga xamante ne dañ leen refoulé amuñu ay këyit yi war ngir ñu mën a toog foofu ca diwaanu Allemagne ci fàttali lu toll 3 semaines ngi nii fii ci diwaanu Gambie mbirum 20 ndaw yi nga xamante ne ñoom lañ dàqee fële ci Allemagne moo occupé actualité bi rawatina ci réseaux sociaux yi nga xamante ne président Adama Barrow liñ ko fay critiqué ëpp na ci biile mbir Alioune Badara Sonko Banjul rajo Futur Média. ñu daal di wutali réew Mauritanie lu ëpp kon 5 junni ci ay parti politique la ñu daal di tas li ni mel mësut am depuis 1991. ana bariwul 5 junni est-ce que du 500. 50. 5 juróom fukk juróomi junni parti boobu dañ ci mayale waa Saint-Louis xanaa. kon 50 juróom fukk ci ay parti politique jërëjëf Raj Assane la ñu daal di tas loolee ndax dañu boycotté woon kon élection municipale yi ñu fa doon amal wala nag résultat yi ñu jot a am ci yooyu les élections matut leeral yi ak Mohamed Diop ci Nouakchott. Mauritanie toll na ci téeméeri langue politique ak juróom. fi mu ne nag 25 dong ñoo ci des ginnaaw bi jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi daal di ciy nasaxal 20 parti ak juróom-ñeent di dogal nag bu jokkook yoon wi tëral parti politique yi parti yi mu soxal nag mooy nga xam ne dem na ñaari yoon ci élection yi municipale te téeméer boo jël ci ñiy woote ñoom mataluñ ci sax benn di ñeel itam parti yi nga xam ne ñoom dañoo boddi nag ñaari yoon yu tegaloo lii di élection yi municipale yi. parti yooyu ñu tas nag xaalis bi nga xam ne moom la leen nguur gi daan dimbali léegi dañ koy séddale parti yi fi des nag ku ne ñu jox la ci lu tolloog ñi la wooteel ci ay élection depuis nag bi fi multipartisme amee ci atum 1991 tax parti yu bari mën a bokk ci politique bi mësuñu fee jël ab dogal di tas nag lu toll nii ci ay parti Mohamed Diop Nouakchott RFM. jërëjëf Mohamed Diop Xajasan gannaaw mu defee sama toj ba pare. waaw déet maa ngi abal si Diop. mbaa da nga bokk coalition Madické. xam nga kàllaama réew mi moom. boo koy làkk bu ne. boo yeggee si chiffre yi. booy boo da nga mag. ànd ci réew mi la bokk gënoo ko cee bokk jërëjëf Anna Rocha. RFM Sport. Cheikh Tidiane ñu tàmbalee football kon ak li nga xamante ni mooy am tey ci ngoon 8e de finale coupe de la ligue ndaje yëpp nag ay club de ligue 1 ñoo cay daje. ñaar dana am ca stade Alassane Djigo bu Pikine ci bu 16h jotee bu njëkk ba diggante union sportive bu Gorée lay daal di doon ak ñi di waa Casa Sport bu Ziguinchor ñaareel ba 18h diggante ñaari tali ak Jaraaf bu Dakar ci deni Biram Ndaw 16h génération foot moo fay dal ñi di waa stade de Mbour sa stade Ngalandou Diouf bu Tëngéej ci Tëngéej FC ak Ndiambour bu Louga ci bu 17h jotee Africa Promo Foot Mbour Petite Côte ak AS Pikine ñoom ni ki démb daal nañu gagné kon bokk seen ticket qualifié ci wàllu quart de finale coupe de la ligue tey jii suba gi nag fédération sénégalaise bu football xëy daal di amal lii di tirage au sort 16e ak 8e de finale bu coupe du Sénégal senior loolu nag ma nga amee woon ci teewaayu Sodé Thiam ñu déglu ko. mu di tirage au sort boo xamante ni gis nañ ci jongante yoo xamante ni dafa war a dox ci club bu Ligue 1 yi mu di Dakar Sacré-Cœur ak Stade de Mbour ak beneen jongante di Sonacos Génération Foot waaye itam benn jongante boo xamante ni dina dox ci diggante ay club yu national 1 di Assure mi war a laale ak US Rail Malick Thiam di président commission d'organisation bi di ñu xamal ni jël nañ seen matuwaay yépp ngir amal yi le 16e de finale. mu nekk ci disposition sécuritaire parce que ñëpp xam nañ ne match yi temps yi day heurté wu trop juste match Ligue 1 Ligue 2 gis nañu dafa bari trop de tension donc ñu niñ appesantir pour jël au moins le maximum de sécurité pour que au moins match yi mën a déroulé wu dans le calme et dans la sérénité kon nga xam ne déroulé sur l'ensemble du territoire national. président commission d'organisation bi fàttaliwaat na itam li nga xam ne moom moo di règlement wu compétition yi rawatina lu soxal équipe yi nga xamante ni ñoo nekk ci division inférieure yi. mais dañ ne bu fekkee am na ñaari division yoo xam ne moo nekk ci diggante bi par exemple L1 nga xam ne am na L2 am na national 1 bu nekkee national 2 la kooku mooy recevoir bu fekkee L2 la nga xam ne am na national 1 national 2 régional bi mooy recevoir donc bu amee ñaari division yoo xam moo nekk ci diggante bi boobu équipe bi nekk ci division bi ci gën a suufee mooy recevoir
recevoir dëgg si kaw pour mën a permettre par yenn équipe yi ñu gis yenn région ñu gis yenn équipe de Ligue 1 yi par exemple tey Jaraaf tey bu doon dem Ngelamu wala dem Kaffrine ça va faire dana fa def toole dana fa am benn événement bu gën a retentissant que bu fekkee Ngelamu moo doon ñëw Dakar. 16e de finale Coupe du Sénégal nag ñi ngi koy amal ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars gi ñu nekk waaye 8e de finale yi nag dinañ ko amal ñaar fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril. soxna Sode Thiam ñu dem ci Ligue européenne bi sëñ Cheikh ak Ligue européenne club champion. ak ñaari match tey ci programme bi. bu njëkk ba maanaam ñaari sa benn waxtu bi lay door 20h waaye jàpp leen ni benn ba di diggante Paris Saint-Germain ak Manchester United di ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futur Média fàttali Paris Saint-Germain nag ca match aller ba ca Old Trafford di théâtre des rêves ca Angleterre ñoom nag jotoon nañu am ndam seen diggante ak Manchester United ñaari bal ci dara waaye taxul ba tey ñu njort ni ñoom qualifié nañu ndax des na geneen match tey ji ci ngoon googule waxtu itam geneen jogante diggante FC Porto ak AS Roma match aller ba doomu Italie ñoom ñoo amoon ndam seen dëkk ñaari bal ci benn ñu daal di taxaw ci élimination ñii di Real Madrid mi nga xamante ni dafa tegle ñett yoon daal di jël li nga xamante ni moo di ndam li ñoom nag niki démb dañoo daal di toog gannaaw 8e de finale la ko waral nag mooy doomu Hollande yi di waa Ajax Amsterdam ñoo leen fa fekk daal leen daan ñeenti bal ci benn donte sax ñi nga xam ne waa Real Madrid ci match aller bi ñoom ñoo ci daal di amoon ndam waaye ñu bëri gis ni daal Real dafa mel ni daal fin de cycle lañ daal di toll kii di Cheikh Gueye di entraîneur football jamono yee weesu woon doon tàggat équipe bi di Sonacos bu Bawol doon itam entraîneur bi nga xam te ne ñu ko formé foofu la ci Espagne moom mu ngi ci indi ay leeral ci lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam te ne jamono gi Real Madrid ñu ngi koy dund ñu déglu ko. élimination Real Madrid bi bu ñu ko jàngatee boobu ba léegi si été bi passé nii gis nañ ne Real Madrid ñàkk na kii di entraîneur am boo xamante ni baaxoon na trop ñàkk tamit joueur bu mel ne Cristiano Ronaldo ñu xam ni joueur la boo xamante ni presque si saison bi dafay dugal lu mat juróom fukki bit kon ñooñu ñaar boo leen ñàkkee si diir bu gàtt rek kon na nga xam ni kon jafe-jafe am na si équipe boobu jafe-jafe boobu nag kii di président bi wala kii di Zidane wala kii di Sergio Ramos ñoom rek ñoo mën a wax nit ñi lan moo indi jafe-jafe boobu mën nañ wax tamit du fin de cycle su fekkee ni si benn tamit élimination mënoo si génnee ni fin de cycle day am mais ak lu ñu si mënti wax rek mooy am na ay loo xamante ni ay rupture yoo xamante ni il faut Real def ko il faut mu am d'abord entraîneur boo xam dafay imposer sur verseeram parce que ren gis nañ ni ñaari entraîneur yëpp amul kenn ko imposer sur verseeram il faut mu am équipe boo xamante ni tamit tey am ay joueurs yoo xam yu xiif lañu ndax tey joueurs yi fi nekkoon daanaka gagné nañ ñëpp bi si topp tamit mooy entraîneur bi nga xamante ni président bi fa nekk gis nañ yenn saa yi loxoom tey xaw a dugg si affaire sur le plan sportif parce que bu gisee ku mel ne kaawu Navas ak Courtois dañuy xam yaakaar ni président loxoom dugg na pour wax la boo ko jàngatee si plan yooyu yëpp rek da ngay jàng ni kon Real Madrid defet lii mu am nii muy teel a toog bi ak saison bonne ñu def vraiment lu xamante ni lu séntu woon. ñu jeexalee basket bi Cheikh. ak championnat bu Sénégal national 1 ci wàllu jigéen ñi 7e journée bi danañu ko daal di kon bokk door ni ki tey ji ci wàllu programme ci Thiès 16h30 diggante USPT di waa Polytechnique ak Saint-Louis basket club féete ci bopp raw gàddu gi beneen ba ma ngay amee ca Tëngéej diggante Saltigué bu Rufisque ak ñi di waa Jeanne d'Arc bu Dakar ca Mbour ba tey google waxtu 16h30 Mbour basket club dana tase ak promu bi di ISEC Sport ca stade Marius Ndiaye foofu nag ñaari jongante moo fay dal di am bu njëkk ba 19h diggante Duc féete si ñetteelu place bi ak Université Gaston Berger féete si juróom-ñeenteelu place bi bu ci mujj 20h45 diggante Débalok lay daal doon ak AS Ville de Dakar féete ci ñaareelu place bi ci classement bu national 1 féminin ci championnat bu Sénégal toll ci 7e journée Aladji Assane. jërëjëf sëñ Cheikh ñu wutali ci wàllu reportage ngir waajal 8 mars gi ñeel jigéeni Sénégal ca Tëngéej ak jigéen yu fa taxaw jàmbaare lool man góor lool di daan seen doole guddeeg bëccëg reportage Abdou Diouf Diagne. Khady Diop bés bu yàlla sàkk dafay jóge sanca ba di ab quartier dem ca tool yi Lendeng ya ñu fekk ko ci parcelle bu ñu ji carotte moom ak ay naataangoom mu ñuy xamal ne liggéey bii muy def ay moroomam jëndal nañ ci seen ay doom lii di kër. maanaam lu nekk ci tool bi di koom-koom rek te ñu war kaa lijjanti rek si ñun lay jaaree bala borom di jaayi ji si ñun lay jaar ñooy buddi ñooy wàññi bu dee soble ñooy dagg bu dee carotte ñooy budd borom tool bi sol ci saakoom dem jaayi yàgg na ñuy liggéey ci lii nag gis nañ suñu bopp bu baax sax ndaxte nit ki li muy liggéey def si jomam il faut nga gis si sa bopp ñooy jëndal seen doom yi kër wala mën nañuy toppatoo seen doom yi sax ba ñu dem bitim réew. ñu jóge si jéeri ji daal di dem sa géej ga ci plage bi ñu duppee Bata fii lu ëpp 200 jigéen ñoo fi xëy saa su ne seen liggéey mooy soppar ñi produit yi nga xam ne dafay jóge ci biir géej gi bokk na sa ñoom Ami Collé Ñing ñu fekk ko muy waxtaan ak yeneen moroomam nekk si ab tànt boo xam ne ñax lañ ko defaree. fii keccax ak tàmbajang ak géej ja ak yéet loolu lañ fiy liggéey fii nag moom ginnaaw yàlla mooy sunu pare fii la ñu am sunu doom yi fii la ñuy jëlee liñ leen di fayale jàng fii la ñuy faye courant fii la ñuy faye ndox fii la ñuy jëlee li ñuy demee si senuy naw
nawle di bégalante ak ñoom loolu yëpp fii lañ koy amee suñu demin bi wax dëgg yàlla moom taxawaaloo nu ñaanew nu lebew nu fenn fii rek lan nekk di xëy di daan suñu doole. mu takk fulaar bu ñuul ci bopp bi yaay faal di daw diggante oto yi ngir jaay lii nga xam ne mooy ay produit am mu ngi ñuy xamal ne métier mi metti na lool wante mooy tax mu mën a moom boppam. man damay jaay ndox damay jaay ay pat ak foroote ak ay mante frais dama yor sama ndox tamit en mila damay en ndox di war di jaay ndox rek su ma sonnee ma ñëw nopp maa ngi si gis sama bopp kay si laay fay sama location 15000 francs fekk samay soxla waaw ñu ngi faj daal liggéey moom du ñàkk tolof waaye dañ ko gëm daal loolu moo tax waaw maa ngi jàppale samay famille. jigéen ñu jàmbaare ñi nga xam ne rus nañoo dékk seen loxo di ñaan ñu ngi sàkku nag ci autorités yi ñu daal leen di bàyyi xel ndax ñoom tamit ñu ngi dugal seen loxo ci yokkuteg dëkk bi. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. RFM li ci yéene kaay. waaw turandoo karo bu baax nu muy mel. soo jëndee karo yu baax da ngay posé premier ba dernier karo doo ci gis défaut benn karo du fell bay toj gondole moom waxaale wu ma ko couleur yëpp nuroo dimension yi méngoo te saa suñ koy nettoyé dafay gaaw a set te du naan ndox taw ak naaj mënul ci moom dara te produit d'entretien du ko soppi. waa li nga fi wax yëpp fan laa ko mën a amee ci karo. fenn rek seen karo Kër Khadim. seen karo Kër Khadim moo leen di may seen revue de presse téléphone 33 859 40 40. Sénégal ku ne dégg nga Djily CSB ñëpp respecté ko mu nekk fii ci Colobane rue 39 angle 46 33 821 41 25 Djily CSB Gueule Tapée rue 6 prolongé 33 822 83 85 Djily CSB di jaay bépp xeetu téléphone ba noppi it di partenaire officiel u Samsung Djily CSB ñëpp respecté ko ndax authentique rek lay jaay bëgg authentique ci biir xolam Djily CSB Colobane ak Gueule Tapée moo leen di may seen revue de presse. yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ginnaaw bàcc yi léegi nag damp yi président Macky Sall mi ngi damp ak a neng-nengal ñi mu duma woon ci wote présidentielle yi woon 24 février ubbi l'observateur démb bi conseil constitutionnel dëggalee ndamam ci élection yi ci premier tour bi ak 58,26% ne ko faluwaat nga amaan nga beneen mandat yaay monsieur le président moom Macky Sall dafa woote woon am ndaje def discours am bu njëkk fa la waxee ne élection yi weesu na ci sama gis-gis amul ku gagné amul ku perte réew mi moo gagné léegi nag lal naa samay loxo ñëpp ngir ñu ñëw ànd ak man ngir ñu liggéey Sénégal Macky Sall ne bàyyiwuma kenn muy ku jëg politique gi di société civile gi di les forces vives de la nation ba ci sax président Abdou Diouf ak président Lay Wade yi ma jiitu woon ci bopp réew mi maa ngi woo ñëpp les éco nañu Macky Sall wane na ak ma démb woo na ñëpp ci waxtaan ba woole Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade anki dina kay nañu happiness la Macky Sall woote la détente la bëgg dara bañ a dëgër ci réew mi baa muy teng li mu bëgg mooy lépp nooy lépp yolom ngir njariñul Sénégal journal bi xamal ñu ne moom Macky Sall ginnaaw bi mu faluwaatee ñaari fan ci weeru avril ca la war a def prestation de serment nee na bu ca nuppee dana def ay proposition soleil national nañu le président national di Macky Sall woote na te it digg nay waxtaan mu di dialogue bu ubbiku bu dul bàyyi kenn waaye it bu am njariñ journal direct info moom it noonee la ñu ko xëy waxee ci xëtamu njëkk mu di président Macky Sall woote na dialogue national bu yaatu la tribune nañu réewum Sénégal mi nekk ci jàmmi jëm-jëmoor loolee le président Macky Sall bëgg mu jeex ba tax mi ngi woote jàmmu ju wér Abdoul Mbaye ni ñu ci xët mu njëkku Les Échos man demuma ne moom Macky Sall bu dee leer na ko ne gagné na élection yi ak 58,26% kon soxlawul opposition bi ngir di dialoguer wala di gouverner l'observateur nañu ñu ci mel ne waa PUR ak maître Madické Niang ñoom nee nañu noppi nañu ngir dem wuy ji président Macky Sall ci wooteem bi waaye ci kaw wooteem boobee doon lu dëggu te la ñu fay waxtaanee doon njariñu réew mi waa réew mi di ñoom Idrissa Seck l'observateur nañu ñook ñu àndal ba léegi yéeyu ñu yàbbi ci mbir yi gars yu Pastef yi ñoom ni ñu jàppee wooteeb Macky Sall bi moo di non événement Le Quotidien mel ne ku naan ñu Macky Sall def na li ko war mais sage à la nation Source A nañu taxawee na taxawaayu père de la nation Modou Diagne Fada ne ñu ci xët mu njëkku l'observateur moom am na yàqin ci ne Abdoulaye Wade dina nangul loxo bi ko Macky Sall tàllal sa Daaru Muxti Modou Diagne Fada teg ci ne li may ñaan mooy ñu amnistie Karim Wade génneet Khalifa Sall ci kaso bi Barthélémy Dias ne ñu ci Vox Populi wax jaa ngi noone li fekk Khalifa Sall génnul ci kaso bi dialogue du mën a am ci réew mi maire bu Mermoz Sacré-Cœur di Barthélémy Dias ñi ñu ci ne kay bi waa APR xam nañu ne askanu Sénégal xam nañu li ñu def moo tax ñoom gars yi APR yi jamono ji ñu toll gàccee ngi leen di rey gàccee gaa ngi leen di muucu mu ne du ca Guinée Conakry la ñuy lijjantee ëllëgu Sénégal kii di Karim Wade Barthélémy Dias ne li ma koy ñaan moo di mu ñibbisi ci réew mi ndax xeex bi ci réew mi la lu aju ci policier bi mu fekkoon ci otom démb moom Barthélémy Dias mi ngi ciy waxtaan ak waa Vox Populi ñi doon wax naan Khalifa Dia maire bu Géoul responsable APR ministre conseiller tekkiwul lu bari ca Géoul journal Les Échos nee nañu ñooñee juum nañu Khalifa Dia wan na leen boppam wane na boppam ci wote yi weesu ne moo gañal Macky Sall département bu Kébémer
maire ak ndam lu rëy 42 166 voix la am Idrissa Seck soog a ñëw topp ci ginnaawam ak 26 739 voix mën a tekki yoon ci tubaab nañu jël yoon wi jëm ca banlieue bu Ndakaaru seeti ci la Tribune jigéen ñi jàppale Macky Sall ca banlieue ba mu gagné élection yi yéenekaay bi nee nañu ba mu faloo moom Macky Sall jigéen ñooñee mayuñu ko fu mu yàq ak nakam ñoo ngi koy taxaw sikkimu ko ak seeni doléance journal bi nañu ñooñee ñu tuddee les fédé nee nañu liggéey bu am solo ci ndamal Macky Sall ci élection yi ca banlieue ba ñoom nag mësuñoo politique waaye bëggoon Macky Sall gagné moo taxoon ñu def ci seen yitte léegi nag bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Fatoumata Sall madame Ndiaye mii seen présidente jot na ci président Macky Sall mu gën a gestu jigéen yi ca banlieue ba taxaw ci seeni tawat wut ca saafara donte sax mi ngi def waaye dañoo bëgg mu gën koo yokk ne lu ci mel na DER bi mu yokk financement bi yéenekaay bii di La Tribune ne ñu ci weneen wàll responsable APR ya foofe bëgg nañu it ñu jël Kër Massar def ko département ndax nee nañu jot na ne foo xam ne téeméeri quartier ak fanweer ak juróom-ñaar ñoo fa nekk lu mat juróom-benn téeméeri junniy doomi aadama di fa yeewoo foofee jaadu na mu doonub département te loolee moo am ca Kër Massar fu soriwul dara Kër Massar di Malika fa la jëm ndéem si yàlla Ahmadou Seydi di xaleb ñetti at bi ñu fekkoon ñu ray ko sol ko ci saako sànni ca filao ya l'observateur na nañu ki ñu jàpp na moo def jëf ju ñaaw joojee teg nañu ko loxo police bu Malika yàggalu ko fenn jàpp na waa ji li ko sànk nag moom waa ji moo di bi mu rayee xale bi ba sànni ko ci filao ya dafa dem am kum ko nittali kookee moo ko yoole waa ji ray xale bi l'observateur mi ngi ñuy xamal ne M Thiam la tudd source a mel ne ku naan ko ay wax day yegg ki ray xale bi di Ahmadou Seydi Mamadou la tudd ñu gënoon koo xam ci Mohamed Thiam boutique la yore ca koñ ba wax na ni mu rayee xale bii di Ahmadou Seydi nee na da koo nëqal ci benn vase ba mu faatu mu yab néew bi ci velom dem di ko sànni ji waaye vélo bi àttanutoon néew bi ci la jëlee xottu saako ceeb bu jeex sol ci néewu xale bi dem sànni ko ca filao yi Mamadou Thiam ne li tax mu ray xale bii di Ahmadou Seydi moo di bàyyi Ahmadou Seydi da koo marabouté gis-gis ginnaaw bi nu gërëmee bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye ñuy waxtaane mbokk yi ci RFM lu jëm ci woote bu président Macky Sall démb ngir waxtaan ak pencoo ci réew mi yenn chance la woote boobee am ngir mën a doon lu jëmm ngir mën a doon lu am jariñ ngir sunum réew mooy waxtaan wi rajo Futurs Médias ak ñun ci téléphone bi suñu naatango Mamadou Thior journaliste ci RTS di analyste politique sëñ Thior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaye Assane. ñu ngi nuyu it di ziar Ousmane Ba moom docteur la ci wàllu sociologie politique jàngalekat université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru sëñ Ba ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu Alaye Assane. jërëjëf Mamadou Thior ni ñu ko waxee rek yenn chance la woote bu ni mel am ngir aboutir daal di jur dara. waaw Alaye Assane gëm naa ne bi yoon quand même xam nga kuje politique bi dañuy naan njiit réew mi saa yu woote waan am na lu mu làq ci ginnaaw waaye bi yoon. comme amatul beneen mandat bu muy wut am na ñaareelu mandat bi muy mandat bu mujj gëm naa ne woote bu sincère la te anam yi mu ko defee itam ba ñu joxe résultat yi mu wone ne moom même bu dee am na téeméer boo jël si limu Sénégal si résultats yi génn 42% ñeent fukk ak ñaar téeméeri nit yoo jël woteluñ ko mu ne ñoo ñëpp maa leen jaboote maay seen président te loolu mooy taxawaayam loolu la war a wone donc woote bi bii yoon mën nañ gëm ne quand même ku jë politique bi war nañ koo mën a déglu dem wuyu ji ko xool ñu waxtaane nag réew mi parce que Alaaji Assane li ñuy faral di wax mooy que Sénégal ñun organiser élection rek moo intéressé suñu homme politique yi c'est-à-dire du waruñu am démocratie électorale yi donc il faut ñuy waxtaane mbiru réew mi lu jëm ci wàllu justice wàllu yoon wàllu ñun taskatu xibaar yooyu yëpp war nañ ko mën a waxtaane ba mbir yi gën a ñoŋ te foog naa ne woote boobu loolu yëpp la war a ëmb c'est important loolu bu doon am sax avant xëy na duñu egg ci réew yu ni mel bay wooteeti dialogue voilà parce que ñoom souvent politiciens yi muy ñi nekk ci nguur yi ñi nekk ci kujje bi dañu xaw a égoïste seen bopp rek lañ koy yemale donc élection yi nan la ñuy def ba mu jaar yoon te moo ne réew mi moo ëpp doole fuuf loolu ñuy yëngatu gëm naa ne bu fekkee ne waxtaane nañ réew mi nañ ci ëmbaale lu jëm ci wàllu élection parce que nañ ko nangu nag élection fal pencu ndaw réew mi weesu ak élection yi ñu génn ni am na ay rëq-rëq yu bëri yoo xam ne war nañ ko jubante très bien Ousmane Ba laaj benn bi ci wàllu chance yi woote bu ni mel am waaw yaakaar naa ne Alaaji Assane président boo xam ne fal nañ ko mu tallal loxo pour mun a bëgg a waxtaan ak acteurs yi force vive bi ni ñu ko waxee de la nation yaakaar naa loolu lu baax la parce que ab réew jàmm moo ko lal ak diisoo dëgg la voilà maintenant léegi lan moo ci am solo mooy il faut que xam nga boo gagné di woote dialogue alors que am na ay adversaires yoo xam ne ñoom ñoo nekkoon les acteurs directs yoo xëy na peut-être dafa am benn gis-gis bu ñu lay xoolee wala bët bu ñu lay xoolee mais lu ci gën a rafet daal mooy contenu bi il faut ñu jox ko contenu maanaam ñu warmal ko
wodd ko ni ñu ko mënee wodd mooy il faudrait si dialogue boobu ñu jéem a xool rapidement ban TDR lañ ci mën a def maanaam loo nga xam ne lañ ko nar a waxtaanee comme ni ko monsieur Thior waxee sànq sama naataango bi mu nekk loo xam ne Sénégal lay doon dañ ciy juboo wala ci benn parti lay jógee terme de référence yooyu ngay wax ci de part et d'autre dañ ci war a juboo waaw dañ war a juboo maanaam xam nga doo ñëw rek nga déclenché da dialogue spontané bi mais da nga ko lew dafa xam ne loo xam ne au préalable dañ koy envoyé acteurs yoo xam ne c'est concerné ñoo xam ne les sont les forces vives pas seulement les acteurs politiques ku nekk jox ci xalaatam dañu tembo ci loo xam ne mooy consensus ñu soog a dem ci ndaje bi voilà ñu ko soog a dem ci ndaje bi parce que bu ñu ko deful mooy waral parfois dañuy ñëw toog da ngay gis ni parfois sax dialogue bu ñu wax ci day transformé wu nekk ay wax loo xam ne am na bopp amul jenn te alors que comme ni ko ci waxee Sénégal moo ko war a laal loolu benn aspect la deuxième aspect maintenant mooy am na acteurs yoo xam ne c'est des acteurs indirects moom mii président Demba wax na ko ci biir déclaration nee na par exemple ci di président Abdou Diouf ci di président Abdoulaye Wade je pense que des acteurs indirects mais ñooñu tamit mën na ci mooñaale ci waxtaan bi mais boole ci aussi ñoo xam ne xëy na def ñooy les véritables am na solo de par leur expérience quand même am na solo ndax ñoom dund nañ fi ay dialogue dund nañ fi consensus ak réeroo it xam nga ñoo ñëw indi seen contribution day am solo loolu mooy capitalisation ils ont capitalisé un certain nombre d'expériences comme ni nga ko waxee léegi ñooñu bu ñu ñëwee xëy na acteurs indirects yooyu mais ñi moo ñaale ci aussi ñi nga xam ne ñoo xam ne ay observateurs lañu ay leaders coutumiers yoo xam ne faluñu kat ak ay leaders religieux yoo xam ne mënuñ indi aussi seen contribution par rapport à ça parce que loolu mooy facilité ay facilitateurs dialogue bi parce que sinon dina am ñoo xam ne ñu ngi am conflit direct par exemple boo xoolee tey président Abdoulaye Wade ñu ngi am conflit ak président Macky Sall mais pour ñu mun a toog ñoom ñaar il faut am ku yombal mbir yi très bien Mamadou Thior léegi précisément yow lan nga xalaatoon ci gàttal parce que mënuñu waxtaanee lépp ci réew mi ensuite mënuñu rek mbooloo dajaloo wax ba géex ca dara du fa juddoo yow yan nga gis ne principalement mooy ponk yi ëpp solo bu ñu doon waxtaan suba yu ñu war a waxtaanee. waaw xam nga boo xoolee weer yu ñu génn wàllu yoon wax nañ ko fi waxaat ko fi parce que dafa am solo parce que xam nga ñetti bànqaas yi yor démocratie mooy ñi nga xam ne mooy exécutif bi ñi nekk bànqaasu réew mi mooy pencu ndaw réew mi ak li nga xam ne mooy yoon te ku ci nekk comme ni ko américain di waxee checks and balances mooy am maanaam ku ci nekk doo ëpp sa morom doole yéen a yem doole de telle sorte que kenn bu bëggee jeng keneen ki ne ko nag du fi nekk donc loolu il faut que ñu gën cee wéy ba wàllu yoon mu gën a taxawaay bi ñuy xaat ci yoon waaye bu fekkee ne dañuy continuer ci wàllu woowu ñu foog ne peut-être ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi dañuy xaw a nasaxal ñu nekk ci wàllu yoon te loolu peut-être que am na amul ak yooyu faw nag ñu jubante ko waxtaane ko bu baax a baax bu ko defee buñ ci jógee parce que yoon aussi dafa am solo ci wàllu organiser élection te faw nag li nga xam ne moom la Ousmane doon wax sànq dafa am solo élection yi ñu weesu li tax ba kujje politique bi parce que da ci am solo ñoom Ousmane Sonko ñoom Idrissa Seck ba léegi affaire bi daf leen jëlee kaw boo xam ne faw moom mooy dem fekki leen tàllal leen loxo parce que nee na moom mooy président Sénégal yëpp na wàcce boppam dem tàllal leen loxo fu ko defee le 2 avril la war a jël sax def prestation de serment des na ab weer man gëm naa ne bu fexewoon sax balaa loolu ñooñu ñu gën a dellu saa seen xel mu waxtaan ak ñoom ñooñu ñëw prestation de serment ndamu Sénégal rek moo ciy jóge dëgg la jërëjëf am na solo Mamadou Thior Ousmane Ba ñu jeexalee foofu kon ci li nga xamante ni mooy ponk yi war a gën a fës ci waxtaan wi li priorité réew mi waaw li priorité réew mi Alaaji Assane yaakaar naa ni réew yu mel ni Sénégal mooy réew yoo xam ne dañoo ndóol dañu am plan yoo xam ne mooy ñu yóbbu ci wàllu développement maanaam wàllu naataange mënuñu ñàkk bañ a waxtaan ci wàllu éducation mënuñu ñàkk bañ a waxtaan ci wàllu santé mënuñu ñàkk waxtaan ci wàllu économie maanaam agriculture ak wàllu élevage yi yaakaar naa ni tey loolu mooy suñu recherche sociale su ma waxee agriculture su ma waxee éducation su ma waxee santé moo ñaale naa jeunesse bi moo ñaale naa mais dafa fekk ni nga baal ma doguma la que ni les principaux acteurs ñoom waxi politique la ñuy gën a waxtaane maanaam le processus électoral yaa ngi naan économie mbay mi mais ñoom li leen di faral di féewale yëpp problème élection la waaw moo tax xam nga président bu waxee force vive de la nation yaakaar naa ni dialogue bi Alaaji Assane narul nekk yamul ci politiciens yi rek non narul nekk benn fan c'est-à-dire dañ ko nar a lal une semaine bu jour bu nekk am contenu bu ñu koy jox maanaam bu dee domaine politique la ñu waxtaane ko lundi
bu dee domaine économique la ñu waxtaane ko mardi ak les acteurs yoo xam ne c'est concerné léegi nag lu fa jot a génn yëpp mu nekk benn genre orientation stratégique pour permettre effectivement 5 ans ñu mën a résoudre problème pour le askan. En tout cas loolu mooy l'idéal li gën xaw ma nag ndax dinañ ci eggam déet jërëjëf Ousmane. yaakaar naa ni ko ñëw incha allah. waaw yàlla baax na incha allah Ousmane Ba docteur sociologie politique enseignant université Cheikh Anta Diop ñu koy gërëm naka noonu suñu naatango analyste politique journaliste ci rajo Sénégal Mamadou Thior ak yéen ñi ànd saa su nekk RFM jërë ngeen jëfati jërëjëf Aliou Ba jërëjëf région d'antenne Oumar Diaw xaaj Ndiogu jën ci wàllu réalisation ci micro bi El Hadj Assane Gueye ñu yendu ak jàmm. Toutes les femmes sont des reines. léegi da ngay way. yow rek yaa ko moom. Bonne fête de la femme sama chéri Coco. oh chéri kontaan naa.